dañu des ba tey ci mbiru Ousmane Sonko ndax fi ñuy waxee am na ci xibaar bu bees mu mel ni yenn takk der yi dem nañ ngir jëli ko war ko yóbbu ca brigade de recherche ñu dem fekki suñu naataango ba nga xam ne moom moo ñu fa nekkal di Pape Balla Gueye ñi ngi Pape Balla ma dellu nuyu la. waaw Pape Ngagne maa ngi lay fayaat. waa Pape lan moo bees ci mbiri Ousmane Sonko foofu ci këram. waaw gannaaw bi nga xamante ne li fi xew ci suba ba léegi muy daanaka jàmmaarloo ak police ak ñi nga xam ne ñooy élément yu Ousmane Sonko yi fi mu toll nii liñ naan renfort dafa ñëw muy bu gendarmerie ak bu BIP jamono yi agsi nañu ak seen i dispositif lii nga xam ne nag la ñuy njort mooy que kii Ousmane Sonko dañ ko fas yéene jël si comme daanaka nanguwul woon wuy ji comme na nga xamante ne noonu lañ ko convoqué fi mu toll nii loolee moo fi bees muy li nga xam ne mooy renfort gendarmerie ak ñii di waa BIP ñi nga xamante ne ñëw nañ ak seen arsenal comme niñ koy waxee rek armé wu daal di encagoulé wu comme ni ñu koy defee saa su nekk bu ñu def seen yenn ci ay opération mooy li nga xam ne moom moo fi bees ñu ngi ndax mbir moom nga xam ne que moom la ñu fas yéene def dina yomb wala du yomb Ousmane Sonko dinañ ko yomb génnee ca kër ga wala déet ci kanam tuuti dinañ ci dellu siwaat bu fekkee ne amul leneen loo xam ne moom ngay laaj. xanaa kay bëgg a xam rek jàmmaarloo yi fan la toll ndax ñi nga xam ne ñooy militants yi ñi ngi wéy di laale ak ñi di takk der yi wala loolu xaw na dakkandi. waaw loolu xaw na dakkandi fi mu toll nii beneen boor ba léeg-léeg nga toog ba mu yàgg jékki-jékki dégg grenade lacrymogène bu wàcc mu firndeel ne ba tey ji am na yenn ci ndaw yoo xam ne ñu ngi sànni ay xeer. waaye fi nga xam ne moom mooy buntu kër Ousmane Sonko dañ ko quadriller taskatu xibaar yi sax jamono ji ñu ngi leen di jëlee mbedd mi nga xam ne moo jëm ca kër Ousmane Sonko fi mu toll nii police ak waa BIP ñoom ñoo nekk foofee nga xam ne moom mooy ca fi gën a jege buntu kër Ousmane Sonko ñu ngi xaarandi xool mbir yi fan lay mujjee ndax bu ñu ko jëlee nii la ñuy jaaraat wala dañuy wëri beneen yoon ci kanam daal la ñuy xam incha allah kon. loolu mooy li nga xam ne moo fi bees. d'accord mais ndax bi jàmmaarloo yi am yëpp am na benn jamono boo xam ne gis ngeen Ousmane Sonko wala kenn gisu ko. Ousmane Sonko ba léegi kenn gisu ko parce que ca suba ba ñu ñëwee ba tey kenn gisul Ousmane Sonko benn ci ndawam nga xam ne ku ko jege la moo daan faral di génn ak ñëw di joxe xibaar ne waaw Ousmane Sonko mu ngi leen di nuyu mu ngi leen di jaajëfal ci mobilisation bi waaye Ousmane Sonko génnul benn yoon ci li mu ñu mujjee waxaat itam mooy comme ni ñu ko waxee sànq rek. nee na Ousmane Sonko ngi ca Saalam sol blouson am toog sereinement di waxtaan comme dara xewul loolee mooy li nga xamante ne moom la ñu mën a jàppagum Papa Ngagne. d'accord dégg nañ fa aussi ay gaañu ci wàll yëpp muy ci alkaati ak ñi nga xam ne ñooy manifestants yi ndax loolu am na yow loo ci gis. waaw loolu du mën a ñàkk waaye li ñu naan ay manifestants jot nañu leen teg loxo. loolee firndeel nañ ko ndax gis nañu ko ay xale yoo xamante ne ñëwoon nañ taxaw yoroon seen i xeer di sànnanteeg way takku der yi am na si ñoo xam ne teg nañu leen loxo policiers yi nag ñoom ñu ngi nekk ci liggéey bi ba tey mais mënuñu wax ak exactement ndax am na ku ci am gaañoom déet ndax bu fekkee ne comme niñ ko faral di waxee bu ci amee kenn ku ci gaañu it ñoom dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba nga xam ne taskatu xibaar yi duñu ko gis ndax dañuy bañ ñu xaawi seen sutura ñoom itam loolee. mooy li nga xam ne daal jamono ji moom la ñu mën a tënk Pape Ngagne di xaar mbir yi fu muy mujjee. d'accord kon ñu bàyyi la nga suivre ko parce que comme nee nga waa gendarmerie am na renfort ba wax nga waa BIP ñoom itam ñi ngi fa BIP moom boo ko waxee rek mooy ñi nga xam ni dañu ñëw pour xëy na lu mel noonu pour jël si par exemple Ousmane Sonko ñu fàttali rek ni ci génnam bi nga xam ni génn naka démb la ko def ci déclaration li mu xamle nag mooy moom député la dafa am immunité parlementaire bu ñu lever immunité parlementaire am 9h daanaka la ko wax nee na 9h05 mu dem wuy ji leen loolu wax na ko waaye itam wax na ni bu weesoo loolu moom du leen ko yombalal donc kon ci jafeel leen ko ci la nekk mooy te jafeel leen ko paasewul nag toog këram toog ci salon ba ñoom ñu ànd ak waa BIP ak ñeneen ñëw di ko jël si loolu mën nañ jàpp ni bokk na ci jafeel leen ko donc Pape Balla yaa ngi toujours ci ligne bi wala. waaw maa ngi ci ligne bi moom Guèye comme na nga xamante ne noonu la leen ko diggee démb ne leen mbir mi du yomb ndax pare na pour def lépp ba nga xamante ne xëy na. kenn du ko xoqatal comme ni mu yaakaaree ne noonu la ñu xoqatale kii di Khalifa Sall ak kii di Karim Wade moom nee na du leen ko yombalal benn yoon ndax comme li nga xamante ne ñooñu loolee ne moo leen dal moom du nangu lu ni mel
kenn dootul def li nga xamante ne moom mooy mbirum colonisation ci mel noonu di noos ak def yenn yi ab opposant mooy li nga xamante ne nag moom la fas yéene taxawee te loolee la wone jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi réew mi mayu leen dara yombalu leen dara donte moom fa mu toog ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñoo ngi fi fas yéene koo jël yóbbu dem wuy ji comme na nga xamante ne noonu lañ ko convoqué muy doon daanaka loo xam ne dañ koy forcer mu dem wuy ji ci loo xamante ne xëy na daawuñu ko gis wala bu fekkee ne que ab député mbalaanu kiiraayam daf ko aar lu mel noonu daanu jafe na ñu daal di koy gis koo xamante ne député la ñuy gàddu la jël noonu yóbbu yëkkatiwuñu sa mbalaanu kiiraay mu doon na xëy na loo xam ne ñii di spécialistes yi dinañ ci am lenn luñ ci gën a mën a leerlu ndax loolu yomb na wala war nañ ko def saa su nga xamante ne lu mel ni am na ci diggante député ak koo xamante ne dafa am jafe-jafe ci wàllum liggéeyam wala ci wàllum nekkinam. d'accord li ma bëggoon laaj rek xam naa ne ci la ñuy war a tàggoo mooy ndax gis nga ni ñenn ci ku jëkk politique gi ñëw nañ ngir taxawu ngir soutenir ngir jàppale Ousmane Sonko. waaw comme ci suba am na ci ku ci mel ne Guy Marius Sagna yàlla def gisuñu ko waaye firndeel nañ ñu nekk mu ngi fi woon ak kii di Thierno Bocoum ñeneen ñi nag ku ci teewul it xam leen nañ ñu ne jot na woote téléphone ngir fexe loolee nga xamante ne moom mooy masawu kii di Ousmane Sonko wala soutenir ko ci li nga xamante ne ci la nekk def nañu ko kon loolee mooy wane ne ñoom ba tey ji opposition bi mu ngi def benn say fas yéene taxaw jàmmarloo ak ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall comme mu ngi mel ne dañuy waaj élection waaye ñoom itam pare nañu daal di namm seen i daanaka kii kaak seen i kaak fas yéene taxaw lu kii di Macky Sall suul ñu sulli loolee la ñu fas yéene taxawee Papa Ngagne. d'accord Pape Balla kon ni nga gisee situation bi actuellement parce que nee nga ma bu dee jàmmaarloo yi xaw na dal kon tey fi mu nekk nii bu doon xeex la mën nañu wax nit ñi ànd ak Ousmane Sonko teg nañ seen ay armes wala demeegul noonu. waaw teg arme dina jafe wax ndax bu fekkee ne da ngay teg arme xaw a dal yi wala naka nañ koy defee. wala dañu replier wu. waaw dañoo naani ndox buñ ko mënee wax. ok waaw dañoo naani ndox xëy na dallu tuuti doog a ñëwaat. comme niñ koy faral di defee intifada fukki université bu demee ba mbir yi heure añ bu jotee étudiants yi dañuy faral dem daal di xewli ji ba pare dellu si waat. daanaka dafa mel ne moom la ñii di àndandoo Ousmane Sonko yi def tey. d'accord kon ñu fi mu nekkoon li nga fay gis daal moom mooy takk der yi muy gendarme wala waa BIP ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fa gën a xejj noonu jamono ji ñu waxee. waaw jamono ji moom ñoom rek ñii di waa BIP ak seen woto ñoo dugg ca fa nga xamante ne mooy koñ ba jëm ca buntu kër Ousmane Sonko ñu ngi xaar mbir yi fan lay mujjee fan lay naka la ñuy def ndax dinañ ko génnee te du am benn xët-xët wala nu muy mujjee daal ci kanam réew comme ni ñu koy faral di waxee Papa Ngagne. jërëjëf kon ñu gërëm la bu baax Pape Balla Gaye ñu gërëm la bu baax di la jox daje xam naa ci kanam tuuti bu fekkente ni am na dara loo xam ne rek bees na ci wàllu woowu nga daal di ñu koy jotali kon jërëjëf. gis-gis benn invité la xam naa ni muy docteur Samba Kor Sarr moom mooy président bu comité éthique nekk chef de la division recherche ca ministère de la santé moom la ñu fas yéene waxtaan bi nag muy wàllu vaccin yi muy ponk boo xam ni moom la ñu bëgg a jeexalee xibaar yi digg njolloor gi docteur Samba Kor Sarr ñi ngi lay nuyu. Papa Ngagne. docteur laaj bi rek moom mooy léegi rek ñi ngi koy dégg ci Afrique du Sud ne kat ñoom tàmbali woon nañu seen ay vaccin waaye ay xel mu tey lañ ci am ba tax ñu dakkal ko loolu dafay indi rek li nga xam ne moom mooy jiixi jaaxa ji am ci wàllu vaccin bi lan nga ñu ci mën a wax ci lu mel noonu am na ci ñoo xam seen xel dal na ci am ñoo xam seen xel dalu ci ba mu indi coow loolu lan nga ci mën a indi. waaw dama bëgg xamal ni lu jëm ci vaccin boobu. AstraZeneca lañ koy wax. ñoom boobu la ñu jëloon doon ko utiliser parce que ñoom dañu bokk ci dëkk yi testé 3e phase bi. bu vaccin boobu. vaccin boobu buñ koy jël demi-dose la ñuy jël bu njëkk bi. bu amee 84 jours ñu jël une dose complète. pour am une protection de 70%. efficacité bi foofu la toll.
mais kon xanaa kon ci gën a néew efficacité la. oui bokk na ci gën a néew efficacité parce que bu fekkee ni beneen kii bi Sputnik V bi bu ak Sinopharm ñoom ñu ngi ci 92%. tout à fait. alors yeneen yi si des yëpp 95 94%. léegi boobu noonu ñoom bi ñu defee seen commencé seen vaccination. malheureusement dafa am benn variante bu feeñ benn mutation. moom la ñu tuddee variante Afrique du Sud bi. boobu dafa feeñ ba pare gën a bëri maanaam moo ëpp actuellement moo gën a nekk en circulation en Afrique du Sud. te bi ñu xoolee vaccin bi ni mu bindoo efficaceul ci variante boobu. mais nga baal ma mais loolu aussi dafay gën a teyal xel day gën a tey xelu nit ñi. ci vaccin yi nga xam ni préparé woon nañ ko ba ñu wax ni Sénégal war na ci jot ay doses aussi. waaw non xam nga pour le moment Sénégal variante boobu noonu gisaguñ ko fi. mais dañoo bëgg a xamal rek ni déet bul wax loolu sëñ bi parce que am na bu ñu doon wax ni am na ci ñaar mooy britannique bi. oui mais boobu variante bi moom gisaguñ ko fi bu Afrique du Sud bi. waaw mais ba dama bëgg a wax ni la. ñaari vaccin yi nga xam ni ñoo am problème pour variante yi. mooy AstraZeneca bi. ak Sputnik bi. mais Pfizer ak Moderna. jusqu'à présent reste efficace contre les variantes qui sont actuellement observées. maanaam ñi nga xam ni ñoo nekk actuellement yi nu gisagum. Pfizer ak Moderna. Pfizer ak Moderna. alors donc pour le moment Sénégal li mu war a def mooy renforcer surveillance pour di contrôler sérotypes yi nga xam ne ñooy wër. ñoo nekk en circulation. renforcer le contrôle au niveau des frontières. balaa beneen variante di fi dugg. voilà ñu surveiller parce que mbir yi yombul. mais nañu surveiller pour xam variante bi loolu li dal Afrique du Sud c'est parce que variante boobu dafa moo ëpp léegi lu ñu mu dal ci biir Afrique du Sud. loolu moom moo tax te vaccin yi ñuy def nii vaccin bi du agir ci transmission bi. vaccin bi pour feebar bi bañ a metti ci nit ki wala mu rey ko foofu rek la vaccin yi di agir. bañ a feebar bi bañ a metti maanaam bañ a développé wu wala mu bañ la faat. donc indicateur yooyu rek la ñuy xool pour vaccin yi nga xam ne ni ñoo fi nekkagum. d'accord donc du prévenir. non. c'est pas parce que jël nga vaccin bi que feebar bi du la dugg virus bi du la dugg. voilà kooku il faut que ça mu leer ci bopp nit ñi ndax nit ñi il faut ñu xam ni vaccin bi dafa ñëw pour compléter renforcer. ba léegi nii masque yeeg loxo yi ñuy raxas ak et cetera lépp ça reste en vigueur. vaccin bi day ñëw renforcer. mais renforcer surtout. ñu viser ñi nga xam ni comme Afrique du Sud ni mu ko defee woon. maanaam agent de santé yi. ñi nga xam ni dañu mag. ak ñi nga xam ne dañu am comorbidité. pour bañ feebar bu leen duggee sonal leen wala mu faat leen. waaw loolu rek la vaccin bi di jouer. d'accord mais est-ce que dina yomb ci xelu nit ñi ni nga ko xam naa ni ndax dina mën a yomb ñi nga xam ni ñooy kilifa yi mën a yey askan wi ci wàllu ñaq yi ndax liñ ciy dégg xam nga ni lu wuute la naka la ñu mën a xamee ni par exemple muy Pfizer muy Moderna bi ñuy defar seen ay vaccin jëloon nañu en compte variante yi nga xam ni moom la ñuy dégg muy bu Afrique du Sud way muy britannique wala beneen boo xam ni ñëwagul naka la ñu mën a xamee ni ñoom waajaloon nañu loolu. waaw li ñu xam rek mooy Sénégal dafa am benn commission consultative pour la vaccination. boo nga xam ne nii ñu seen xam-xam màcc ci wàllu mbir moomu ñoo ca nekk. te lépp loo nga xam ne nii amul benn vaccin boo nga xam ne dinañ ko fi dugal wala ñu choisir ko te commission boobu joxewu ci xalaatam.
à partir de ce moment c'est-à-dire li ma wax du problème boobu man li may du protocole bi waxuma ci li may wax moom mooy ndax dina ñi nga xam ni Pfizer bi ñuy waan annoncé ak Moderna ak ñoom seen vaccin pare na ak yooyu mais loolu boobu déggaguñu sax ay affaire variante ak yooyu kenn déggu ko woon ndax dina yomb laax ci ñu yey askan wi ci ne kat lii dina jël en charge variante yi nga xam ne ñi ngi koy dégg ndax jàpp nga ni dina yomb loolu waaw xam nga vaccin yi bokkuñu nun leen di defaree bële na vaccin yu njëkk yi ñoom vaccin ni ñu ko defaree avec ARN messager maanaam du ab virus bu ñu atténuer boo nga xam ne ni moom mooy vaccin bii di AstraZeneca bokkul parce que kii da nga ko won déjà ni ko virus bii rek moom ngay bu duggee rek mun nga ko song jéem a jëflanteeg moom bële nag mais bële moom dafay créer un dispositif boo nga xam ni bépp virus bu xaw a nuroo ak virus principal bi am na possibilité pour song ko. d'accord ndax façon bi ñu ko defaree la. d'accord loolu leer na ak ay. léegi nag ñu ñëw ci ay effet secondaire am lan nga ci xam. effet secondaire am loo ci xam. non effet secondaire yi pour le moment lépp loo nga xam ne ni li scientifique yi génneegum. amul benn effet secondaire boo nga xam ne nii mun na tiital nit ñi ba ñu war a mun a bañ a jël vaccin boobu. ndax yin si jotagum documenté ko mooy fatigue maanaam nga sonn. tayel wala sa bopp metti am na boo nga xam ne nii documenté woon nañ ko mais ci vaccin Sputnik bi moom la ñu gisoon benn paralysie d'un bras mais c'était pas vraiment l'imputabilité n'était pas effective en termes de truc mais dañ ko remarqué rek parmi ceux qui avaient pris le vaccin. D'accord. Mais on ne pouvait pas véritablement réaliser l'imputabilité. Merci beaucoup. Voilà. Jërëjëf docteur Samba Cor Sarr ñu gërëm la bu baax kon mbokk yi mu nekkoon gis-gis ñu doon waxtaanee wàllu ñàkk yi muy vaccin yi naka la ñuy def ba yey ci askan wi ndax yu baax la yu bon la ponk boobu lañ doon waxtaanee ci seen ci xibaar yi digg njolloor yi di fàttali rek ni li gënoon a fës nag ci xibaar yi mooy mbiru Ousmane Sonko jamono ji ñuy waxee Pape Balla Gueye mu ngi ci buntu këram ne ñi nga xam ne ñooy gendarme yi renforcé nañu leen ak waa BIP li ñu njort nag mooy dañoo ñëw ngir jël si kii di Ousmane Sonko yóbbu ko ndax ci fàttali dafa waxoon ni député la dafa mbalaanum kiiraay te lu dul immunité parlementaire bu ñu muri du ko jëlee këram mu waxoon ci tam lu leer ni bu dee dindi nañ ko daanaka talaata ci 9h05 moom dina dem wuy ji leen te du leen ko yombalal noonee la ko xamle woon mu mel ni nag ñoom dañoo nekk kon ci defante ko ak moom Ousmane Sonko